salaamaaleykum mbokku téléspectateur Bakel 24 TV tey jii nag ñu ngi Louga ku wax Louga ne la ville culturelle du Sénégal te munoo wax nag la culture fii ci Louga te doo tudd sunu invité tey bi ñu koy woowee Ngaar Mbaye Ngaar ñu ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga nuyoo ñu doog a dugg ak yow ci laaj ak tontu yi. waaw salaamaaleykum sama sëriñ maa ngi lay nuyu di la ziar maa ngi santaat yàlla bu baax tey julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sant suñu waajur sant suñu wasila Serigne Touba Xaadimu Moustapha ak mbooloo mu jullit ñëpp ci Sénégal kilifa diine kilifa aada yi comme ni nga ko waxee di nuyu waa Bakel TV noonu la. Bakel 24 TV. di leen nuyu baax di nuyu Serge di leen nuyu baax di nuyu askan ñëpp acteurs culturels yëpp artistes yëpp monde culturel bi yëpp maa ngi leen nuyu baax a baax. merci beaucoup Ngaar Mbaye Cheikh Ngaari Mbaye di acteur culturel Cheikh Ndaw moom moo nekk ci micro bi Serge moom moo féete ci caméra bi ñu leen di ziar bu baax a baax tey jii bu ñu la doon wax naka nga ñuy décrire sa bopp sa jaar-jaar suñu téléspectateurs yi xam tey jii kan mooy Ngaari lan nga ñuy wax. waaw Ngaari de bi ci jiitu mooy voilà doomu njàmbur la Louga la juddoo fi laa yoroo fi laa màggee yàlla xiir ma ba bokk suñu borom duggal ma ci culture. jàng na alquran jóge fa jàngi école jàngi métier mais def culture aussi muy sama métier bu wér a wér di def matière yu bari ci biir culture par exemple danañ théâtre artiste comédien historien conteur macha allah metteur en scène di def yu bari boo xam ni làggulu ci culture donc ci jaar-jaar bi daal bari na foo xam ne jaar nañ fi ci ay formation jaar nañ fi ci ay réaction ay activités yoo xam ne bari def nañ ko réaliser nañ ko samp aussi ay différents tuuti groupe par exemple compagnie bu nu samp tudd Kaddu Njàmbur samp association des contrées régionales de Louga samp un festival international c'est pour la renaissance du patrimoine culturel et immatériel de Louga samp entreprise Buubu Ngaari production et services nekk aussi président commission ad hoc culturelle SODAV bu Louga bokkut comment dirais-je encore fi nga xam ni mooy Arcos bu Louga en tant que directeur artistique boo ko FESFOP nekk aussi dans le monde de la presse directeur des programmes rajo FESFOP bu Louga bokk ci bëri daal di fa yoo xam maa leen ci wàllu culture donc loolu daal tënk ko aussi di taalibi daal boo xam ni toujours samay activité pour jàppale askan wi sama liggéey yëpp mooy jaamu yàlla ci jaamam yi. loolu daal mooy li ma gën merci culture parcours bi culture saf na ci sàpp comme ni nga ko waxee ñu gis na ci Louga di naan la ville culturelle donc wala boog capitale culturelle du Sénégal mais loolu yow jàppoo ñu ne jamono ji di ko wax sax nax suñu bopp la ndax gis ne culture ni mu fiy delloo ginnaaw par rapport ak yeneen régions yi. waaw parce que dama koy wax ci fu bëree bëri capitale culturelle du Sénégal bu ñu ko waxee dafa am nu mu ko doone woon. xam nga culture dafa yaatu donc affaire religieuse ci biir leen bokk soo xamee dafa doon carrefour l'islam daanaka Louga parce que boo xooleet ñi yàlla wàcce muy sang su baax si ñëpp dañ fi bokk daje fi am fi ay kër am fi daara muy dëkku l'islam aussi donc loolu culture boo ko jël côté boobu aussi nga gis ni amoon na lu ñuy wax cercle de la jeunesse de Louga ñu créé ko depuis 1er juillet 1951 ñu créé ngalam de Louga ñëw groupe yi bari yoo xam ne dañoo yóbbu woon flambeau bi ca kaw a kaw muy la culture vraiment pour mës a dem compétition ñooy gagné ba mu def ni hors concours ñu am création yu bëree bëri yoo xam ni fii grenier la woon ñu bëri fi la ñu roote si di yóbbu bon mais bi ñu demee ba tey aussi lu bëri wàcc parce que nit ci bu njëkk bi gars yi daan sonne di am formation yi def création fekkatu ci gars yi actuellement donc moo tax tasaaroo bi aussi rey nu mooy kon ku ne na nga ni sans toi les choses ne marcheront pas dam def sa fi bopp loolu aussi moo néewal doole la culture parce que culture les arts bu ñu koy wax booloo moo tax parce que buñ booloo rek créé buñ booloo def buñ booloo jëmee kanam mais buñ tasaaroo kenn ko def sa fi bopp duñ avancé donc moo tax capitale culture Sénégal bi amoon na à l'époque amoon na mais actuellement dafa mel lu dellu ginnaaw parce que voilà yéen les vrais acteurs yi nga xamante ne si yéen ay mag ñi est-ce que yéen a ngi créer liaison boobu link boobu rassemblement boobu pour muy am ngeen di créer ay réunion yéen ñi nga xamante ne si ku ci nekk da ngaa am sa ruq bopp ngeen di fexe di dajaloo pour mën a dajaloo nekk benn culture bi mën a jógaat. bërki démb laa xalaat versé ko ci gars yi muy union des acteurs culturels pour la promotion des arts et de la culture mooy ñu dajale artistes acteurs maanaam collège yëpp daje. musiciens percussionnistes chanteurs ñu boolu def benn union jugandoo defandoo jëmandoo kanam du tee kenn ku nekk aussi yor sa compagnie wala sa théâtre mais une fois que art bi soxla à Louga ñëpp daje
pour servir ko. parce que Louga tey waroon naa am benn salle spectacle bu centre culturel bu mag a mag. am studio de production artistes yi di produire chaque temps di yëngatu di mën a dund li nga xam ne mooy seen art. mais bu fekkee ne voilà union bi ñu ko wanee gars yi am vraiment les vrais combattants de la culture dugg nañu ñoom jàpp ci baax pour avancer ko am ñu nag bon dañoo déserté wu c'est des gens yoo xam bëgguñu ànd ñoom du ñu ànd bon comme ni ñu ànd aussi ci seen droit la ñu bàyyee leen ko mais ñun daal ce que je vois actuellement mooy nañ booloo. mais lan moo waral loolu ñenn ñi di bañ a ànd. waaw xam nga li ñuy wax toujours diviser pour mieux régner am na ñoo xam ne aussi seen demu bopp moo leen di dimbali ñoom parce que seen xam-xam bariwul seen man-man bariwul seen sañ-sañ bariwul. donc loolu xëy na boo leen boole ci benn étape rek da leen joxe maanaam dañuy am faiblesse xëy na ñoom daf leen di yàqal ba duñ mën a dóor duñ mën a def ay affaires yoo xam ne dana leen jëriñ ñoom or que xamuñu woon ni booloo bi moo ëpp doole. soo booloo rek tey projet boo mën a tenir bu lu mu rëy soo ko yóbboo ci grande ONG yi ñu financé ko parce que dañuy wax ni ay identité ñoo booloo. loolu day yomb financé mais bu fekk individuel yow da ngay sa projet maanaam sama projet Serge am projet Boubacar am projet nga yóbbu ko ci benn institution mais dañuy wax ñuy wax dëgg te bokk benn dëkk ñu jarul financé parce que dañuy fo ñu gis tamit redressement bi ni mu amee doole ci côté culture au niveau de Louga yow lan nga jàpp ne moom moo ko waral dellu ginnaaw gi li ko waral mooy li ñu wax mooy création amatu création da ngay jël par exemple bu dee théâtre ñu gars yi jël benn forme de théâtre yaakaar ni foofu la théâtre bi ne or que du loolu parce que tey am na façon théâtre yoo xam boo ko doon centre culturel fii di woote billet 100 francs gars yi duñ dugg parce que amul leen rendement am na façon théâtre yoo xam ne boo ko indee au centre culturel boo defoon billet 5000 ñu dugg ça loolu dafa naan création la laaj maanaam les pièces historiques yoo xam ne xëy na ñu bari bi pièce boobu yëpp amuñu mais yow peut-être am nga ci benn fil boo xam ni bi nga jël fil bi rek da nga détenté wu carrément def ko scénario muy pièce boo xam ne par exemple les tranches de Ndiambe Ndiaye les derniers jours de Maba Diakhou et cetera yooyu tey boo ko indiwaatoon révélé ko au centre culturel wala ci salle de spectacle ñëppay ñëw seetaan si ko parce que fekkewuñu non ñu ngi ci parce que union bi lañ bëgg mooy fexe ba artiste bu nekk di dund ci art bi muy def ñun combat boobu ci la nekk parce que li ñu bañ mooy lii dal gars yi da nga dem ba màggat ñu lay ketal ak di la yalwaanal pour nga dund non dañu loolu moom nañ ko teg ngële parce que bu la yàlla may xel muy xalaatee ngay xalaat nit ñi bëgg ko mais da nga koy exploiter même bu ko ñaar ren nañ ko def ëllëg ñëpp daan fekk si parce que tey war nañu ak troupe boo xam ne ñëw centre culturel mu defee production ba pare fekk jaay nay billet artistes yi mën a am lu ñu dundee centre bi mën ci am dara créateur yi mën ci am dara mais bu fekkee ni créé wuñu dara ku ne da nga am sa benn affaire boo xam ne moom ngay xare mat lu xew nga dem xar ca mat def sa poste toog da ngay def ba màgg doo ci tekki dara mais niveau bi ñu toll fii nii di dabaatal lan moo tax wala lan la lañ sàgganee ba ñàkk bisu bi ñu amoon muy cercle de la jeunesse mi doon indi ay raaya di développer la culture ku gis ñu presté nga am envie ñëw Louga lan lañ sàgganee ba loolu ñu ñàkk ko. non cercle mi ngi fi gis nga tey ci ngoon boo woote woon spectacle cercle ñëw def même. tur bi mu ngi fi mais. artiste bon genn wàll gi peut voyagé nañu parce que artiste bon gars yu bëri voyagé na actuellement mais ba tey mi ngi fi mais manquement bi mooy tey cercle war na am këru boppam. oui muy siège boo xam day doon école. bu jàngale théâtre jàngale wax nga sax mais jàngale comportement. parce que soo xoolee pionniers yi jaar cercle yëpp daf leen di éduquer éducation garaaw la ñu yor ba noppi ñu yar la yar boo xam ne fu ñu dem aussi mën faa nekk mu dem ba doon hors concours cercle mi ngi fi des gens de ngalam ñi ngi fi am ba tamit nit ñi ñoo dem ba découragé surtout Louga mooy dafa am rang bu ñu jël boo xam du booba parce que soo dee art et culture toppal art et culture fexeel mu développé wu fexeel mu jëm kanam mais soo bëggee jël art ak culture def ca leneen lu ci bokkul ànduñu finalement da ngay mujj taxaw loolu moo freiné la chose li ko gën a freiné mooy kenn ku ne li ñu sam boo ko mënut a jiite yow baaxul bu sampee union ma ne maay jiite sabotage bi quoi su ma nee ñu ne non ngaar doo jiite ma ne non comme Serge jiite man du ma ko nangu maa lànk mais et puis du ma yem ci loolu damay goraay tànkam tam ko ndëm mu jiiñ ko lu nekk pour mu yàqu or que fekk ñoom ñun ñoo tax ñuy defaru parce que ku ne li ngay samp damay contre wolof di wax njëriñ loo fekk man contre naa loolu déedéet ñu day samp loo xam ne ëllëg doo ko fekk mais am nañu koy jëriñoo ji ëllëg loolu nag laa gëm mooy nañ samp dara loo xam day boole ñëpp boole xam-xam formation yi projet yi nga xam ne ëllëg ñun bun dee nekkatuñu fi am ñoo xam daf leen di jëriñ ñoo xam ne ñun lañ leen jàppale woon lañ daan def jëriñ na tey ndaw ñi parce que cercle ña ko sampoon tey jëriñu ci leen mais ñun ñi ci nekkoon ay membre ak ñeneen ñu nekk suuf ñu ngi ci jëriñu c'est ça mais loolu dafa laaj dëgër laay maanaam am ñu leen poussé mu am cëslaay te gis nañ ne Louga koo ci dajeel acteur culturel boo ci dajeel wax ko mu ne fii kenn du jàppale kenn wala bu ñu jàppale ku jugee ci àll ba la ñuy jàppale est-ce que loolu da nga koy dëggal loolu lu wér la tey boo fi organisé festival yi doo fi gis benn autorité soo organisé programme xanaa ñu gis la tuuti waaye ñu am kudurus ci yow ñëwal la pour def fa 5 minutes dem seen yoon newul ci culture mais nag ñaari façon moo ci nekk mooy
tey boo demee ci ab autorité wax lu baax ba noppi. au lieu ma dikkat dëggal la nga wax rafetal ko damay jaar ca suuf ni ko waa ji wax dara du ci dëgg. tam la fa yàq la ba waaj duutul am cew soxla. li ñuy wax diviser pour mieux régner c'est ce qui se passe à Louga dañ ko waxante mais bu fekkoon ne fu waay jaar rafetal ci culture boo dikkee gën koo seetal rafetal ko ñu fonk ñu mais tey soo xew la woon festival invitation yi kilifa gi laaj benn waay waa sa waay day organiser waaye de boo fa demee da ngay sonn rek sax yëpp de moom dara baaxu fa day wax kon jarul may dem mais ne ko dama rek xool man def naa fi un festival boo xam ni le maire de Namur Belgique dafa ñëw ak njabootam fii ci centre culture bii mais fekku fi benn autorité bu Louga c'est à Belgique fii la ñu am maire. loolu est-ce que du sa faute yow. parce que bu maire Belgique bu waree ñëw war na mën a am benn correspondance boo xamante ne si war nga ko adressé le maire de Louga mu xam ne naataangoom dina ñëw mu dalal ko. saa bu may def festival ak du man dong de damay waxaale ñëpp a yóbbu seen i document invitation ak demande d'appui à la mairie 4 mois avant manifestation. ñoom ñoo amul habitude dem ci suñu yëf. ñoom campagne la ñuy dem ak meeting. ci correspondance yi wax nga ko ne maire bi day ñëw maire. non ñoom xam nga tey boo demoon Belgique wala nga dem Espagne wala feneen tey boo accès maire dëkk bu ñëwul adjoint bay ñëw ak yéen la. mais loolu ñoom dañu yaakaar loolu. mais ñëw na fii fekk fii mais moom mais yàgg naa ñëw Louga parce que ci fes foofu lay ñëw lu bare bare. yàgg naa ñëwul xam na ni bon yooyu présence boobu du am. mais heureusement que am na autorité sax yu fi nekkoon nu ñu tuuti autorité yu teew mais du ay maire du ay yeneen ñoom jéemuñu sax xalaat loolu mais nag loolu lépp nag ñun la. parce que ñun ñoo leen woon ak benn faiblesse ñu leen benn ñàkk fayda boo xam ni du ñu ñëwal mais am na booloo ko xam buñ ko booloo woon tamit jëgg ku jug ñëpp jàpp ci koy def ñëpp taxaw ne la pour mu réussir ñoom dañuy mujj ba ñëw fekk si nous mais nag ay subvention yëpp a ci am seulement fii daal problème mooy autorités yi ñi ngi ci waaye ñun it kenn rawunu ci mbir mi parce que ñun ñoo ñàkkal suñu bopp fayda ñun ñooy xeebal suñu biir ñooy gis nga li fi nekk lépp sa waay ku ko wax ñu tam la. dëgg la mais tamit da ngay gis acteurs yu ndaw yi dañuy jàpp ne ñoom ñu ngi ci seen yoon te bu ñu ñëwee collaborer ak yéen mag ñi lu génn ci yéen lay yem dafa mel ne mbir mi daal du wàcc du rogalaat ba àgg si ñoom. waaw xam nga rogalaat bi mooy li ma wax sànq. boo yoree ay xale di leen former ci culture laa wax ak art. première chose bi nga war a njëkk def mooy comportement xale da nga koy jàng comportement bu baax mais su fekkee man dama am ay xale yoo xam man maa leen di former ci théâtre wala nen mais ku ñëw ma la noo boo gisee Serge moytu ko soo gisee sawaay diw na nga ko moytu mais xale bi loolu lay xam da yaakaar ne que raykatu nit la. bul tudd kenn dafa théâtre ko tax a jug former ko en théâtre conte ko tax a jug former ko ci conte mais toujours il faut ñu am esprit de dépassement il faut ñu am xam-xam malheureusement ce qui se passe à Louga mooy la majeure partie ñi woone woo ay acteurs culturels maa la ko wax fii xamuñu dara ci culture ak art. déet waay. dañoo ñàkk xam nga mécanicien kenn du ko tursi. déedéet boo dee mécanicien ñu ne oto bu panne da nga ko réparé. footballeur laa demal terrain ñu solo la ko daas na la bala ngi. basketteur laa demal fii ñu jox la terrain boo ko mënul doo ko exercer. mais artiste laa lu ci waay man kenn mun ci dara. donc man acteur culturel kenn mun ci dara mais loolu moo rey Louga. donc yéen seen métier bi amul certificat buy wane ne sax kii donc acteur culturel la. amul parce que formation ba am nga dem ci ñu bàyyi la nga dem formé wu. dara yóbbuwul per jëm ba nga cee am deuxièmement dem nañu ba Assemblée nationale gars yi dugal nañu statut artiste foofu nag la wax ji leeree ni presse bi def noonu la mujj def nag ñu def statut artiste ku ne da nga wane moom nga am doonoo ko boo ko doon dañ xam soo ko doonul dañ xam donc su boobaa métier bi dana mën a atto ñaare bi mooy ku tukki doo ñëwaat. oui surtout ça. parce que Jolof la fii dafa métti da nga fii toog daway spectacle ba mu daj boo paree ñeent téeméer nga ci am mbaadu ko mat soo demee Europe nag lu bon ngay am récolte di am dara ñu ne waa jaa ngi tabax waa jaa ngi def nangam ak nangam du tuub gaaw a ñëw fii mais malheureusement pour ñoom amit dañu dem fàtte la leen faloon xam nga jub ba la fal boo ko fàttee doo kenn dootu la xàmmee bu fekkee art ak culture ci nga jaar bu voyagé man soo fekkee man la wala muy keneen danaa fekkee sampaat lu mel noonu ci dëkk ba ma ne moo xam damay def salle de spectacle moo xam damay am studio moo xam damay am leneen laay taxaw loo xam day jur dara ci biir culture su ko defee ña demul mën caa jàpp mais bu fekkee boo ñëwee changer métier changer dundin changer taxawal doon kenn koo xam mosoo jaar ci art là vraiment dama gis. parce que yu mel noonu gis nañ ko ci souvent yeneen régions yi ñu seen i acteurs yu génn mais dañuy mujj ñëwaat. di jàppale seen i ñooñ mais gis nañ tamit régions yu ci mel ne Kaolack ay Thiès art bi ni mu fay développé donc même chaque année da ngay gis ay acteurs di fa juddu di gën a percer ci milieu bi mais Louga pour nga gis sax benn acteur bu fël lu jafe la. loolu noo ko mën a expliquer. li ko mën a expliquer mooy li ma wax sànq
su fekkee man damay dem Ndar par exemple ma ne waa Ndar Louga yëpp maa leen di former. Je suis le meilleur formateur du théâtre wala conte wala danse maa ko fa dàq te bu compétition amee ñu gañe ma. mais dañuy wax waa Louga yi moom ñoom ñëpp lañuy boole def ci paquet ñoom duñ dara ça ñun loolu ñu rey ñun dañoo jël suñuy place ailleurs dañuy waxal leneen dañuy présenter feneen dañuy jàngal feneen ñoom ñooy suñuy maître te ñooy wax suñuy maître ñooy suñuy maître xale ban gën a formé ba ca gën a tuuti lañ man mënu ko mais Louga li fi nekk mooy man boo dee sama nit soo mënee boo mënu dama lay pousse même bu Serge bi dàqee théâtre jàddu dañ koy attal parce que man yaay sama nit loolu nekk ci dëkk bii pousse koo xam ne da lay jëriñ yow loolu rey suñu aar bi suñ ko waxante loolu la ko rey ku ne na nga am sa waayu bopp. effectivement fu réunion am moom ngay privilégié moom ngay yëkkati moom ngay teg pour gars yi xam ko ñeneen ñi nga dëgg leen tànk parce que duñu say waay. c'est ce qui est mal dans cette ville loolu la ñu war a réparer muy union bii ñu bëgg a taxawal. mooy réparer loolu. bokk ndey bokk bàyyi jëfandoo liggéeyandoo pour la promotion des arts et de la culture. effectivement pour avancer. c'est excellent mais donc ñëpp xamoon ne culture Louga moom ci festival bi lañ ko gënoon a ràññee. te gis nañ ne festival bi léegi moom léeg-léeg mu am ba jàll sax ñu bëri duñ ko yëg festival lan moo wàññi bayre bi mu amoon. waaw xam nga lu ci ëpp tubaab yi dañ daan ñëw di fekk si bon dem ba crise bi aussi dafa dem partout ñoom it dem nañ ba doole ji mu daan ñëweetuñ parce que dañ daan ñëw ëndaale ñeneen. dañuy paasal Burkina Faso mbaa ñeneen. donc ñu changé aussi léegi bi yóbbu ko Stade Vatel. def na fa 2 ans actuellement bon far mbas mi ñëw aussi xaw a repel yëpp. bon peut-être 2021 bi xëy na daañu ko defaat su ko defee peut-être dana amaat jóg. il y a d'autres festivals aussi y a Njambur yi bopp y a la Firpi y a le Festef y a Arcot bari na ay festivals yi fi gars yi rek peut-être affaire bi moo ko mais yooyu yëpp buñ ko valoriser kenn ku nekk def ci yéene pour mu baax. dana dem ba Louga tolluwaat fenn fi mais ñun li ñu rey mooy dañu amul salle de production salle de spectacle bu ñu mën a produire. studio bon booy yi ñuy góorgóorlu samp ay studio yu ndaw pour mën cee di def yëf mais ba tey njàppale daal boo bëggee dëgg-dëgg. mooy dañ leen a jàppalewul. c'est-à-dire que parce que xam nga saa yi ngay def festival say autorité administrative et locale ñoom ñëpp ñëw toog da ngay jox courage. kon a jël parole encouragé la da ngay gis ni même bu la joxul dërëm neex na. mais duñu ñëw duñ joxe. mais ñu bëri tamit dañuy wax ngaar dafa naqari deret moo tax neexul defal. moo tax yaa acteurs yu bëri daal pour ngeen neexoo du yomb est-ce que du loolu tamit moo gën a jafeel donc union bi nga soxla. damaa dëggu rek fi mu ne nii coow lépp loolu la rek ay man dama lu naa fekk ay wax jàddu gauche dugg ruux dama def seen façon yooyu barki Seydina Mohamed maa gën a dal ñëpp. li may wax dañuy dëggal parfois parce que muy gëm la mais aw ma si naqari deret daara mais damaa xam gaa yi noonu xam gis nga ki aj ci seentu kaw rek bëgg ko xam naa leen gis bu dañuy bëgg a dugg ci ay seen yooyu dama dul dugg ci façon yooyu man du ma complot nit du ma yàqal nit du ma yàq deru nit du ma ko def mais man dañuy dem ba dañuy pousse nit pour mu yàq sama der pour ma déserter wu dans la culture mais man mënu ma ko même boo moo ko day ngay naaw damay naaw ci biir culture bi man même boo ma génnoon ak càcc damay sàcc ci biir culture parce que foofu la ma yàlla xiir loolu mooy problème bi mais ngaa di mënuñoo def ak moom parce que dañoo jubul ma xam seenu njubati xam seen yu sew yi def ci suuf loolu lañ du ma ànd ak ñoom ci loolu moo tax ñu bëgg maa écarté mais ñi nga xam ni ñaata union bi ñu ko taxawalee gars yi dëggu yëpp a ngi ci biir. ñu dëggu ñëpp a ngi ci biir ñenn ñi nag ñu ngi ci à côté parce que dañ ni union bi dama ko bëgg a taxawal pour doon conseil municipal dégg nga de. man ma bëgg doon xalaat boobu. ñaaw xalaat mais man même bu ma doonee conseil municipal sax ndam la ci ñoom. effectivement ñun kat am na benn artiste bu newoon ci ñun kat grand bi far na dem maire mooy conseil municipal mais boobaa ñoom laa fay taxawal. mais man fi laa juddoo ci Algérie gi fi laa yaroo fi laa màgg bu ma léegi bëggee doon conseil municipal fee laay dem sama koñ bee yuuxu ñëpp taxaw jàppale ma doon conseil municipal kon ñoom dañ laa woon ne kon ndaka yow ñun bëgguñu kon nga avancé mais malheureusement pour ñoom man taxawuma union pour jiite ko bañ naa ko si jiitewuma ko pour actuellement Ahmed Diaw mooy coordonné suñu demee ba def assemblée générale ku bëgg présidence bi man jiitewuma présidence parce que am naa lu ma doy sëkk loo xam ne maa nga ca damaa bëgg ñu ànd jiitewuma bokkuma ca waaye naa ci wax lu baax malheureusement pour ñoom loolu maanaam conseil municipal mais bu collectif boobu taxawee tam am ñeneen ñoo xamante ne si bokkuñu ci bu boobaa est-ce que du créer benn xëccoo benn xiiroo ci seen biir waaw déjà commencé na parce que am na ñu commencé beneen groupe nee na ñoom it ñoo fi ne ñooy union mais du ñu tudd seen bopp xam nga dañuy wax union des acteurs culturels pour la promotion des arts union nag vraiment des arts bu ñu woon de l'art sax waaw mais des arts nga xam ne art bu ci nekk tey bu ne par exemple
comment dire encore danse mais ku am sa xalaat ci danse jëkk wax ko. su ne musique ku am sa xalaat ci musique indi ko bu ne théâtre ku am sa xalaat loolu maanaam su tey bu Arcos def benn prestation mais ñëpp ñëw jàpp ci. metteur en scène yeeg technicien yeeg ñëpp ñëw jàpp ci ba Arcos réussir jouram ñun suba musiciens yi ñooy def ñëpp jàpp ci ba musiciens ñun loolu lañ gëm man li ñu bañ mooy création bu ñuy mayeeti nekk ci centre culturel bii répété 5 mois benn ngoon nga woon nit ñi ñu ñëw centre bi kenn fa baasul seetaan ba mu jeex ñu tàccoo non sa waay naay sa wuu sa waay yaa fi man ñibbi après ban nga loo ci am léegi amoo ci dara soral nga artistes yi dara xewu ci loolu la ñu dootuñu ko def parce que création kenn du ko maye soo créé ba pare dañu def entrée bu doon 100 francs ne ko nit ñi dugg ñu respecté li ngay def su ko def artiste bu ñu jiyee ba pare ku ne sax nga jox ko fukki dërëm mu ñibbi dandi ko tàngal xam ne moom li mu liggéey tey tàngal bii màcc moom ci li mu jiyee la ko màcc mais dañoo bénévolat bee bari ci Louga joué ci Mali foro créé ku ne di wut tur ban tur yi ban njëriñ la am sa waay ngaari moo def nangam ban njëriñ la moroom bëgg la loxo après amul njëriñ li war a def mooy réussir ci li ñuy def parce que alal dina ci culture néewul ci benn collège mais exploité wuñu ko te Louga war naa passé fi mu nekk nii man gaa yi dañoo juum de maa ci gën a neex dara ci àdduna barke Seydina Muhammad mais képp ku naa fekk maa ngi yow duñ juboo kuy yàq duñ juboo kuy sonal aw askan duñ juboo kuy féewale ay nit duñ juboo. est-ce que yow tamit yi nga yor yëpp am gestion bi transparente na quoi donc yi nga xamante ne si yaa ko yor sa diggante ak artistes yi ndax yaa ngi leen di leeral. xam nga am na koo xam ni loolu la may wax benn grand nee na ndomba tànk yi ma takk daa bari. nee na loolu tax mu mere ma. ma ne ko dangaa juum man ñaari ndomba tànk lañ ma takkal. benn bi mooy commission ad hoc régionale bu Louga SODAV boobu par 1 an la wala 2 ans nga wàcc keneen dugg benn benn ci des mooy peut-être FESFOP rajo ba directeur des programmes Ama Dieng moo ko takkal jeex na bu dee kàddu njàmbur maa toog ba mu neex ma formé sama turub maa ko moom léegi ku ma neex laa jox ko jiitu ko association des comptes régional maa ko formé maa samp sama festival ñu ne ma du dem ba mu ko première na ñu ne du dem fenn maa ngi ci 9 ans ren bu ma deewul day am ba bu may dee am bu ma dee samay doom continue ko mbaa ku bëgg yàlla jox bi des ma samp buubu ngaari production service sama entreprise la maa ko moom wala sañu ma ko léegi artistes yi ku ci nekk mën naa la wax la nga xam ne moom ngay doxee gis nga dëkk bii pour waxante dëgg bu doon fukk ak juróom-ñetti ñaar fukk fi def théâtre fukk ak juróom-ñetti bi bun nangoog bun bañ maa leen jàngal sama taal la ku ne di ronkee taal sa taal ku neex xum na xër nag moom ngay toog ci biir ni nga ay la yéwén nag wax dëgg yàlla ci taalam laa ronkee ma ni ku fi def ci théâtre lu ci ëpp ci sama taal nga ronkee maa la ko wax mais léegi au lieu ñu yem ci ronke taal bi dañ may bëgg a jaxaseeg artistes yi léegi pour indi maa ñoom ay problème am na fi bataille loo xam si kenn mënu ko wax ci média mais man yàlla laa gëm ci li may def yàlla laa ci àggal di ko def ko ngir yàlla parce que toll na jamono lu gën a selaw j'étais le seul ku fi nekk ak compagnie kàddu njàmbur ñooy def toutes les prestations affaire bi neex ñëpp ñëwaat bu naqaree nga dootu leen gisaat. mais est-ce que tamit ñu bëri ñëwuñu ci métier mi ngir rek xool xaalis wala voyager est-ce que loolu tamit gënul gàllankoor mbir mi. gàllankoor noonu xam nga man am na ko mos a laaj loolu. mun ma ngaar yow yàggoo ci aar man ko déedéet bu ma ci de wax dëgg yàlla munoo bon dégg nañu at yu ndaw man ko at yu ndaw laa ci def at yi ma ci def mooy doom ji ma ci ngénte am na 30 ans fi mu ne. góor la ku jigéen kaa ngi dem ñu ci seen bi jiyee ba léegi yàgguma ci nag. yàggul xëy na ñoom parce que gis ko xam ne def na ci kaar damay ruus a wax yàgg nga xamul tax su mën a yàgg ñu ma ndax tabax nga ci kër ma ni déedéet ndax yaa ngi dawal oto ma ni déedéet damay ruus moo tax ma wàccee ko rek. nga suturaal aar parce que man dama daan jàppale gars yi rek man damay jaamu yàlla ci jaam yi ma répété ñibbi da nga dem sax sa jabar ne la may ma baat parce que tellement que dafay occuper sa temps pour artiste man dara. mais léegi dañuy gis tey jii benn Cheikh wala benn Cheikh Ndaw xamul dara ci aar. mais fël ci côté cinématographie rek. ñu woo ma ci benn film ma tekki commencé percer. waaw xam nga loolu la ñuy toog télé yi di contre ni ay série yi contre série yi. série yi waay. ma ne man du ma contre série ma ci mën a bokki dugg ca parce que def nga lu dul série ba tey dara fekkulu ci. série ñëw gone yi di la yóbbaale ci oto di la may paasu màggal ak paasu gàmmu. añaan baaxul fekk yéen ci wala nga baax bu doon bon la Tafa Diop du def série. waay Lapis la passe. Lamine Ndiaye di def série et tant d'autres artistes yu mag ñu ngi ci série. dara newu ci sax dañu war a bu ñu war a wane loolu rek la mais ñun dañu nekk ci benn enclos benn ruq boo xam ne
ñun daal Louga ñoo fi man ñoo fi dàq jouer te demuñu fenn. loolu tamit problème la non ñoo fi dàq bàkk ku ne fëgg dana non ñun nangam te demuñu passé wuñu ngumba ngeewul gii waa Kébémer sax nga ca boo demee Potou ña nga ca waa Touba ña nga ca Mbacké Bawol ña nga ca ñun fan newoon juguñu fi. ba noppi kenn koy de bàkku ñun dañoo war a changer top ñun ñu nekk baaxul parce que ngaari amul problème man amul problème boobu man ku ñëw ma def ku ñëwul ma def. bis nga bi gars yi wax affaire festival dama samp sama bos ñaan dafa waane da nga mës a gi jënd ju fi wàcc def festival. malaaka muy def festival. nit ñi def festival ma war koo def di artiste conteur de festival de conte ñu ma waroo ko def. maa ngi ci 9 ans. maa ngi préparé 2021 bi ci ndimbal yàlla di ko def. man bu kenn ñëwul man dong ma ne fi ak Serge To sama doom ak sama soxna ma festival. ñun dañuy ñëw. def suñu ñaari fan lekk suñuy cere ak suñu yëpp ñibbi. damay bind année boobu man gëwuma loolu ay mboolu ma bareeg nag gëwuma yooyu. parce que nag li ngay def bu ñëpp lay neex. c'est ça. Ngari ndax mas nga bind benn téere wala am comme yow expérience bi nga am. ci côté culture ndax bind nga benn téere pour xale yi ñëw. commencé naa ko bu yàgg daanaka su ma koy lim maa ngi ci 81 pages ou 82. macha allah. ci kàttanu yàlla ci art ak culture su ma paree jox ko ba ma fekkul samay doom exploité ko su ma fekkee te mënuma ko xale yi ma jàngal exploité ko. parce que wax dëgg yàlla merew ma ci kenn ci nga xam ne jaar nañ ci man am nañu ci gore ba tey nag. des ak man am na ñoo xam ne bon ñu ngi ci beneen fànn nag garaawul parce que àdduna moo tëddee noonu. mais damay bind dara duma ca rëcc dama koy bind parce que ma bëgg ñu jaar bu rafet. parce que xam naa li ci yoon bi. ndax su ma nee le 25 janvier 1988 laa njëkk a scène bu mag muy pièce boo xam ne les hommes politiques en Artil écrit par Mademba Diop le père de la culture sénégalaise encouragé ma joué ko ay Mor Fall ak ñu bari j'étais très jeune 18 ans mais avant loolu maa ngi école parce que ci laa ma sa nekk. ak ban ASC. ASC Njàngaan ASC Progrès ASC yu bëri. d'accord fa jaar théâtre fii su bu ma defal parce que lu ma bëggoon la. un ami bi nga daan dem ci répétition cercle CEDEPS. ci parcours fa la ñuy yër ba nelaw fa. ñu yee ñu jóg ñibbi bu subaa ñu ñëwaat parce que lu ñu gëmoon lu ñu bëggoon la. donc yàlla dimbal lu ci nag ñu nekk ci tukki nañ ci ñëw nañ ci ñu ngi ci góorgóorlu di fexe nag mu gën a yaatu parce que man sama ambition mooy ñu dem ba Louga am salle bu mag dem Louga am ay studio de production dem ba artistes yi chaque samedi ñuy jouer spectacle Louga dundaat mais bu la ko waxee bu la ko waxul Louga daa déedéet. effectivement temps Covid bii ñuy wax ni ay dañoo ma leen ñun bu ñu da kenn dàmpul it ñu muñ parce que ñun dañoo jiwul ba ñuy dàmp. moo tax ci ndorteel la ma ne bu ñu naan fii mooy capitale culturelle du Sénégal. non doonatu ko. da nga koy xool ko ca jamono yu njëkk ya rek. ak religion. bu dul loolu moom mënoo ko xool ci jamono bi ñu toll parce que wax dëgg jamono bi toll moom gaa yi raw nañu moom. télé bi doonu ci dégg rajo yi doonu ci dégg kilifa yi du mukta doo gis Louga am kilifa ko taxaw wax ci Louga doo ko gis c'est-à-dire ce qui est malheureux du télé du rajo kenn encouragé woon lu ci dara. bu defal daal yaa xam booy defal la nga baax soo defee baax na su deful baax na artiste bu ñu jëlee Dakar nag daan ko fi 7 millions wala 8 moom. waaw 7 wala 8 mu dem mu way ñaari moom Samba Alaar yooyu moom mooy lan. waaw loolu mooy wut aw tur biti saw tur nëbb ci biir. te loolu parce que souvent nga seetaan benn nit wala ngay xool benn télé ñuy tudd koo xamante ne si yow xam nga ko bu baax. bien sûr ñu koy tagg yoo xamante si moom deful dara Louga. loolu nag kaay ma xamal du ci yéen waa Louga nag loolu dafa leen neex daanaka. ñu way leen Mbuur mbaa way leen si Mboxutaan waa Louga mere leen loolu lañ bëgg ñoom da ngay mais da nga dem Thiès ñun la non mais sa waay diw suu non day écraser artistes yi fii nga ne di non barki dem tour sang may 1 million 500. voilà ñu mën la ñun la joxuñu 5000 junni mais noo ngi da xamul tax ñun kenn bu ñu folli ñun retraité wuñu ñun bàyyi wuñu keneen comme doon la dañ laa takkal ndombal tànk bisa nga ñëw ñu tekki ko bari nañu fi jaaroon léegi lu waaye xew ña nga ca gannaaw di yër te fa lañ ñàkkoon yor doole ji mënatu defuñu dara mais dimbali say artiste ba xale yi ku dem du nangoo toog di ñibbisiwaat loolu mooy seen ndam mais Louga amul dara. Louga amul dara yéen a ngi suivre Bakel 24 TV ci waxtu yi wala simili yu mujj yi leen toll Ngari lan mooy sa problème ak Pape Faye. Pape Faye aw ma moom benn problème Pape Faye Arcos. non amuñu problème c'est-à-dire. laaj loolu dama caa war a dox ba am ca ndam mais boo nee mbir kat laaju ma ko dañ ma ko jox problème la. mais loolu du dara loolu yàgg nañ fee gis nit ñu wóolu ko ne ko yow lañ koy dénk. loolu laa wax te ci rajo laa ko waxee sax rajo laa ko wax président ñu capturé son bi te envoyé ko bi voilà barki démb ci Covid bi. kan moo ko envoyé. bon nit am na nit yu fi ne barki démb ci Covid bi ñu joxee fonds yi
bon man ca foofu bu njëkk ba parce que Arcos laa bokk je suis le directeur artistique jox nañ ma 30 000 alhamdulilah rabbil alamin deuxième Covid bi sama tour néewul sax ci liste bi man leen man kenn bindu ma expliqué ko ñu capturé la ma wax envoyé ko mu woo ma ñu ma non yaa ngi ci mën a ko non 466 pages la ngaari mi ngi ci FIRPI parce que FIRPI maa ko moom liste dañ ko laaj listam maa ngi ci SODAV yooyu mu dañ ma jox moom feneen fu ma joxul nag garawul Galaye Ndiaye muy président bi daw na ci ba bëgg a dee mer na ci kaas ma ne ko non je comprends xam nga tey man bu fekkee man maa yóbbu liste yi man neexoo ma su ma yóbbu liste ba Dakar dama koy jënd big la rek wala machine doo bokk bi ma ko waxee nag ci biir groupe bu Arcos bi ñu indi ci liste daaw bu 30 millions ñu ngaa réegi nii man leen kii liste daaw la du ma gone mais yooyu da ko fi jar mais pas fay am na aucun problème man wax boobu rek laa ko fi jaroon parce que warul même bu fekkee dañ la ko jox noonu téye ko parce que dañ laa wóolu ba ndil la ko jox la ko bul la wóolu woon parce que man kenn joxuma ko joxuñu ko ba sàmm joxuñu ko dem yow la gars yi woon la grand jël poste bi def ci sa kéem laay kattan loolu rek la. depuis très longtemps yaa ngi ci donc art bi ñàkkul ne dund nga ci lu metti loo xamante ne si boo ko xalaatee sax say rangoñ bëgg a génn ndax mën nga ñu ko àggee. am naa ci benn bis non na xari bari na mais bis bu ma ci gën a na xari sereb si la xewee. sereb si Louga en pleine répétition ak samay parce que man musuma jël artiste man ay ñu musu def art laa jël formel ñu doon ay artiste ma nekk au sereb si de Louga booba ki moo fi nekk madame Ndiaye defe naa madame Sarr ma nekk ci saalu CCA bi parce que ndaw ba aussi moo nu ko joxoon di répéter en pleine répétition samay artistes yoo xam ci man lañ bokkoon ñu préparer leen quelque part pour ñu attaquer ma ñu ñëw ci salle bi wax ma lu nekk quoi maanaam dañ maa traité lu ne heureusement bis boobu suñu borom may maag dal parce que ay jigéen lañu lañ ci soobu woon mooy ma dóor ci kenn parce que wax ji ñaawoon ëpp na soo ci dóoree kenn parce que jigéen kenn du ko dóor police nga jëm après police prison soo demee prison sa casier judiciaire yàqu na troupe ba day tasaaroo ku nekk dem piège boobu moom tàndar nañ ma ko mais yàlla ci kattanam ni yàlla ni leen loolu du ne xam nga tey bu fekkoon dama la wax loolu naqari nga ñëw mu fekk ma ci émission par exemple ma def émission nga ñëw attaqué ma ci émission bi mais soo attaqué ba da nga war a ñibbi mais war a toog déglu ma li may continuer mais dañ maa attaqué ba pare toog ci biir répétition yi di déglu may waxuma leen dara ba répétition yi jeex ma def sama santé leen àddina parce que xam naa ñu dañ leen a yabal bañuñu ma xeexuñu ma samay njaboot lañu naqar na leen trop mais nag boobu amuñu xel moomu piège boobu tànd nañ ma ko te boo piège boobu prison nga waroon dem tout récemment yàggul dara sama beneen artiste boo xam ni pousse nañ ko ci man par comment dire ci fond ya ndax jot nga am jotoo FIRPI nga jotee wala Arcos amul lu ma traité wul tous les noms d'oiseaux traité na ma ko saaga ma ci ban montant mu toll non bi passé nii rek maanaam dama ko laaj ndax 100 000 francs yu manqué 1500 te xamul ni man bokk naa SODAV may jot bokk naa FIRPI am naa entreprise culturelle loolu moo ëpp doole loolu mais man dama laaj parce que liste bi la laaj mooy ñu indi liste FIRPI nga def liste bi yóbbul leen bon est-ce que FIRPI nga jotee war a Arcos parce que tur yi maanaam duñ ko taxar ñi dama laaj parce que boo fekkee jotoo FIRPI ma defaat réclamation su fekkee jot nga ma ne waaye sa waa jot na loolu laa la leerlu mais amul lu ma waxul ma leer ma nit a nekk ci gannaaw pousse ko ci man pour mu attaquer ma pour yàq ma mais yàq ma dudul yomb parce que li nga ma wax yëpp dara mu ci du ma ko def mais xale yu jigéen yooyu nga xamante ne si doon nañ la wax lu ñaaw ñooñu anañu fu ñu toll nii ñu ngi jàkkaarloog yow koo ci woo léegi mu wuyu la koo la ñëwal kër gi sax mu ñëw ah bon waaw parce que xam nañ fi ma toll woon ak ñoom jamono dafa metti woon kenn newu fi ñoo fi ne di presté ci aaru Louga nag toll tax ñun doon ko tey dox nag kuy presté ñun ngay woo waaye après ñëpp ñëw mais ñooñu dama leen comprendre tey laa leen di bëgg sama njaboot lañu mais xam naan du ñoom parce que amuñu xalaatu attaqué ma noonu déedéet parce que ñoom dañoo waroon a ñëw répétition jour boobu di préparer leen ailleurs pour ñu attaqué loolu aar moo ko mën donc ñàkkul na tamit dund nga ci lu neex loo xamante ne si xëy na boo toogoon sa njaboot sax moom nga leen di nettali waaw dund gu naax ki mooy fii ñuy wax Louga bu ñu fi defee prestation compétition théâtre maay gagné ah bon waaw loolu moom yàlla def na ko ci kattum yàlla kenn yëkkateegu fi loxo nag yi ma fekkee ñu def compétition nit yëkkati loxo ne maa gagné ngaa di amul te nag dañ may sot xanaa da ngay gisanteeg waa jury bi te man xaw ma sax koy jury la may def dama ko teg si yoon xam ko fii centre bi kay mooy seede lu bare bare man dama lay gagné par force mu neex la parce que la may dafa gën la ngay def artiste ma yoroo gën ya ngay yor man defuma ko pour xat mag dama ko def aqulahi taala
sama fulla ak fay laaj pour gagner ko mais des fois dañ may topp ba Ndakaaru compétition ba Ndakaaru pour xañ ma. semaine de la jeunesse passée moo ci mujj dañoo topp ba Dakar pour xañ ma te loolu la ñu def aussi xañ na moo tax ma ni bàyyi naa yooyu compétition. léegi li ma mën a def maa nga ca compte maa nga ca compte. théâtre nag bàyyiwuma ko danaa koy def. compte amatul doole Sénégal léegi de ay quelques rares personnes ngay gis ñu koy def. bëri moo tax mu neex gis nga bi ñu joxe Covid bi ba xam nga ñun bëriwul. ñëpp ci bëggoon a bokk nag danoo bëriwul sunu mbos nag baax nañu. waaw ñëpp bëggoon a bokk. bëriwul man ci laa tukki. ci compte ca laa waaj jamono bee tukki naa ca yàggul bëggoon caa tukki jamono bee Covid ba ca laay demaat nii. ci kàttu yàlla direction fan. Espagne lay demaat ci kàttu yàlla parce que loolu contre tey rek mi ngi am compétition wu francophonie jeu francophonie 2022 mais malheureusement man awma compteur bu ndaw 18-35 ans awma fi compteur. je suis le seul compteur loolu baaxul. toog mu tax mu bëgg ay jeunes compteurs yoo xam ni da nga leen formé yii bu amee ñu mën dem RDC dem ay yeneen dëkk dem compétition ñun di def mooy prestation participation. mais compétition yi jeunes yi ñoo koy def léegi. effectivement donc compte bi maa ngi ci compte bi maa ngi ci sama entreprise culturelle maa ngi ci théâtre bi mais façon wu théâtre laa bàyyi damaa bëgg a dem ci sérieux def sama yëf xale yi di ci am njariñ di ci liggéey di gagné man damaa bëgg ñoom ñu commencé mos nag. te bàyyi tàcc bi ak ñoo fi ne mos. effectivement donc émission bi jeex na xanaa ñu tëjee rek ak donc comme nee nga yaay le directeur donc du programme des programmes de la rajo. FESFOP tey gis nañ ne boobaak léegi FESFOP moom mu ngi na Thiel. waxul lan moo xew. waaw dafa am paan xam nga émetteur moom bu machine la rek def na retour ci antenne bi après mu lakk émetteur bi mais ñaari émetteur la mais defar nañu ñaar yëpp. mais aussi dañ ko benn bi Italie parce que comme ki la woon dañ ko jënd woon Italie mu amoon garantie 1 an. avant 1 an bi lakk na ñu delloo ko gars yi defar nañ ko pour indi ko peut-être corona bi mu ñëwee. moo tëj parce que gars yi voyage duñu kenn demul voyage. ñu tëj bon loolu mais fan yii ñu ko lijjanti pour mu ñëw nii gars yi ñu ngi réparé fële studio bi defaraat ci kaw ak yooyu. donc xam naa ne dootul yàgg incha allah bu ñu fekk ñu war a dem tuuti ñu commencé woon li nga xam ne mooy liggéey bi foofu ci rajo bu neexee yàlla incha allah. ma bàyyi la nga wax sa kàddu gu mujj ak téléspectateur u Bakel 24 TV. waaw di gërëm ak sant tey ñaax ñëpp surtout nos autorités di leen wax ne culture compétence transférée la fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi dafa am budget am yëfam ci mairie bi am budget am yëfam ci conseil départemental ñi ko moom lañ leen koy jox. subvention du ni ñu koy joxee déedéet subvention dañ koy jox képp koo xam ne am nga récépissé association culturelle ak koo xam ne am nga programme parce que programme la ñuy subventionné Serge am na festival bu muy def déposé na programme am 6 millions lay laaj ñoom kat mairie bi amul 6 millions parce que war naa jox ñeneen mu yëkkati 1 million jox su paree ni ko nag jox nu rapport financier ak rapport d'activité ku defee ñu xam loolu mooy subvention donc ñaareel bi mooy ku jàppalewul sa waa dëkk keneen ko jàppale wàcc nga ko ndax ku ci ne loo mën a yëkkati sa waa dëkk la fal ba nga doon li nga doon amul kenn ku fi waa Thiès fal da nga dëkk Louga amul ku fi waa Ndar fal da nga dëkk Louga waa Louga la fal kon na ñëpp wàññi ko ci seen dëkk bii jàppale artistes yi ku mën a dem loo dem di nga mën a ñibbi si waat parce que dem ñibbi si baax na mais xale yi ku dem dootoo ñëw parce que yaakaar boo ñëwee da nga galère waat nañ leen jàppale seen i bëgg-bëgg bariwul mooy tey ñu am salle de spectacle mais espace yaa ngi fi ñoom xanaa ñoo la gën a taxaw ci buntu wax gaay ONG yu jàppale gars yi pour ñu tax bu ñuy def suñu dara ñu ñëw fekk si ko même bu ñu joxewul dërëm waaye nañ ñëw fekk suñu bis yi parce que dëkk bi lañ ko def di ñëwal toog def sa 5 minutes jël sa parole sax wax même booy dem ñu xam ne kat maire ba ñëw na wala conseil départemental ñëw na wala préfet ba ñëw na wala diw ñëw na fa loolu baax na dana encourager ay artistes ñaareel bi fi ma jeexale mooy maa ngi lancé appel képp ko yor groupe nañu former xale yi ci ñu doon intellectuel waxuma ci am njàng mais doon boroom xam-xam ci yaru doon ñoo xam ne bu leen fenk la ñuy tasaare aw askan mag mu ko mën nag bisimilah nekk ci waaye xale yi nga xam ne ñooy suñu yaakaar tey ëllëg nañ leen fexe ñu consulter doon bon bokk ndey ak bàyyi tey respecté mag ñi ci joxante cër parce que théâtre ak fecc lu mu ci mën doon ci biir aar la nekk boo ko respecté doo ci avancé du ay gone xam nañ li fi nekk di fi dox dëgg dafa neexul li nga wax sànq doon loolu ñu gis ci ngaar yi dafa naqari deret dafa mën a xuloo ma de le Cheikh Abdoulaye waxoon moo waxee ñu day xuloo dégg nga bu noppee ñu dafa mer déedéet ma ndax gars yi dama gis ca football njàmbur ñu ngi koy dóor dama caa waxa basket bi dama caa waxa karaté baa ngi nii sama ko ñu waxuma ca waaye lii ma bokk nag mbëri bu ñu bëri ku daan baax na man waxuma ca waaye lii ma bokk ñu ma doo ci wax
dama ci wax ba ni xaree xott ko bu laajee xeex sax ma xeex ca parce que ca lañ ma xam lu koy defar dong nag laa jub su moom naa nag ber samay fi bopp rek sa waay toog sama roq bopp sama yónnewu ci centre culturel feneen mën naa liggéey samay spectacle di ko def jàpp sama mais bu boobaa gorewu ma dama cee war a dugal ñëpp jàngal ñëpp la ma xam ma waxee ko keneen loo xam nga andi ko ñi boole suñu xam-xam xale yi mucc parce que mag ñoom wér nañ ba pare centre culturel ba ndaw si ba woo nañ la directeur bi fii mujjee ñëw waaw xam nga amoon na tuuti gis-gis ci bu wuute gis-gis bu wuute xam nga Louga la booy doo ko yegg si dañ lay nguufaanu yéen gan rek lañ man waaw li leen njëkk a moom moytul serge bi moytul ngaar yi ñoom di nangam mais boo ko waxee borom xam-xam yow lay njëkk a moytu nit da koy bàyyi ak dalam mu xool nit ñi parce que ko yàgg a xool yàgg a gis ba jikko soriwul jikko ñaari fan mu dëkk na la maa ngi nii loolu mais dem na ba comprendre xam na ñun culture moo ñu intéressé ci culture la ñuy dox donc mu jeune la aussi mu dikk rallier ak ñun ñu continue liggéey bi ñeneen ñi nag nañ leen bàyyi noonu ñu xoola ñoom parce que ñenn ñi nature la ci ñoom duñu changé même yamal xiyaam daañu jéem a dem di jaxase malaaka yi barki Seydina Muhammad mën naa la wax parce que loolu lañ jàpp quoi. am na solo bon. donc jërëjëf chers téléspectateurs donc bu télévision Bakel 24 TV tey jii mercredi 11 mai ñuy profité tamit di jaajëfal sunu mbokk sunu mardi tey la mardi koor gi ma jàpp Saline daan ma tey Saline daan ma wax dara donc mardi 11 mai di profité tamit di ndokkel sunu melomaan yi ñoom Serge xam nga 11 mai dañuy màggal kii Bob Marley googu noonu waaw Bob Marley ndeysaan ñu leen koy ndokkel bu baax a baax noonu la jaar Rastafari di leen jox dig daje incha allahu rabbi beneen yoon tey jii gis nga culture lañ doon wax ak Ngari Mbaye acteur culturel bu mag bu kenn dootul présenté dégg ngeen li nga xamante ne si wax na ko ci jaar-jaaram ak yépp tey jii day nekk seen dernière émission ci weeru koor gi tamit ñuy profité di leen baal àq yéen ñëpp di leen baalu àq dig daje après Korité lay doon ci seen chaîne télévision Bakel 24 TV wasalaamaaleykum wa rahmatullah